Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag si yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës bokk na ci accident bu am ci subak tey ji kon ca yoonu Touba benn car minibus bu bawoo ca Saint-Louis ak benn car yu mag yooyee jóge ca Touba ñoo daje ñaar fukki nit ak ñeent la ñu ni gàtt ñàkk nañu ca seen bakkan Touba ak kilifa yi ci wàllug politique bari nañu fa jamono ji Idrissa Seck gannaaw ba mu gisee kon nag xalif bi xam le na ni jox bëggut a def déclaration foofee wàllu politique bëgg ko wax ca dëkk ba du ñàkk nag fan yi ñuy dëgmal kon dinañu ko dégg waxtu woo xamante ni moom maître Abdoulaye Wade kon am na kaddu yoo xamante ni kon yëkkati na ko Abdoul Mbaye it ma nga woon ca dëkk bu sell ba foofee wax na fa moom ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ministre de l'intérieur di ngeen ko dégg moom mu dikkaat ci disposition yi ñu jël ngir ci wàllu ko karange dara bañ a sookee foofee kon ca Touba bu ñu dellusee fii kon ci Ndakaaru danañu àddu ci grève bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di concessionnaire yi toll nañ fukk ak juróom-ñeenti acteurs yoo xamante ni jël nañ dogal bañ a tee roñ mbalit mi lan moo xew kon ba décision boobee ñu jël ko seen i koppar la ñuy laaj arrière yu toll bu ñu ko xaymaa ci juróomi milliards ak lu teg am nañu ci gan xamante ni moom moo di kon monsieur Seck la ñu ci dalal Issa kenn ci concessionnaire yooyu Issa Seck maa ngi lay nuyu. jërëjëf madame Guèye maa ngi leen di fay. ci kanam tuuti kon danañu amal waxtaan yi mooy indi leeral ci boobee grève kon li nga xamante ni moom moo ko wundu waxtoo xamante ni ndar am nañ fa usine de collecte ak traitement ci wàllug mbarit capacité am fanweeri junniy tonne at mu jot fukki milliards ak ñett moom moo ca dugg ca usine bu ni mel kon kee ngoog mbokk yi ni tut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tali bi ak ay accident lu mittee ci suba ak tey jii ñaar fukki nit ak ñeent la ñu ni ñoo ca ñàkk seen bakkan benn car boo xamante ni ma nga bawoon ca Touba ak minibus bu jógee fële ca Ndar ñoom ñoo daje Thierno Fall mi ngi ci ligne bi Thierno maa ngi lay nuyu. waaw soxna Ngoné ñu ngi lay fay. muy lu mitti loo xamante ni tey jii xëyee nañ ko waxtu ñuy dëgmal màggal gi yoon wi kon am ñoo xamante ni des nañu ci choc boobee. waaw kay soxna ngi na comme ni nga ko waxee rek muy tiis wu metti wu nga xamee ni rek li ci ëpp mu ngi dal ci ñoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci booru Saint-Louis donc accident bi mi ngi am ci borne numéro 20 ci diggante Sagata ak Kébémer fi mu toll sax ñaar fukki nit ak juróom ñoo ci ñàkk seen bakkan ndax lim bi gën naa yokk donc jóge na ci ñaar fukk ak ñeent mi ngi ci ñaar fukk ak juróomi doomi aadama yu nga xamee ni rek ñàkk nañ ci seen bakkan muy lu tiis lu metti lu nga xamee ni dal na ci njaboot bu mbokk yi ñoo ñi nga xamee ni ci ñi ci ëpp ñu ngi nekkoon ci mini car bi nga xamee ni moom moo bàyyeekoo woon Richard Toll jaar Saint-Louis jëm Touba moo taseeg nag benn bis bu nga xamee ni moom dafa vide doon daanaka apprenti ba ak chauffeur ba ñoo ci nekkoon jóge woon fële nga xam ni mooy Touba chauffeur bis bi sax moom mi ngi dëkk foofu ci Jokkul
li nga xam ne ni moom moo am mooy fi mu toll ñi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ngi ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ca morgue ba nga xamee ni fi mu toll nii sax fees na ñenn ci ñoom toll ci juróom-ñett jot nañ leen a identifié seen i mbokk ràññee nañ leen waaye ñi ci des ba léegi nii seen i mbokk ñëwagul looloo tax sax lii di autorités yi gën a insister di woo seen mbokk yi nga xamee ni ci bu ñu déggee xibaar bi ñu mën a ñëw identifier corps yi mën leen a jël ndax morgue ba fees na fi mu toll nit ñi fu nekk ñu ngi koy jógee di indi ay glace ngir ñu bañ a am sikk ndax tàngoor yi fii ci Louga dafa metti loolu mooy ci li nga xam ne gouverneur Louga bi mu demee ca ak bërëb ba accident bi amee ñëw na constaté mbir yi ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye fa la defee déclaration bi di ñaan daal ñi nga xamee ni dégg nañu xibaar bi te bokk ci ñi nga xamee ni ñoom la seen i mbokk jóge woon Richard Toll jaar Saint-Louis duggoon ci ab minicar bu jëm fële ci Touba ñu xam ne rek bu ñu mënee ñëw ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye Louga pour mën a identifier peut-être seen mbokk bu fekkente ni bokk na ci accident boobu soxna Ngoone. Fall Boy 7h la ñuy wax wàllu vitesse la wala ndax dañ doon wax ni minicar bi dafa doon jéem a doubler. waaw li ko indi nag mooy dafa amoon beneen bis bu nga xamee ni beneen minicar boo xam ne dafa paanoon le temps que muy wàcc tali bi di gaare ci la minibus bi ak minicar bi ñoom ñaar di ñëw léegi nag ni ñuy moytonte di moytu oto bi nga xam ne moo paan gaare ci la ñu daje ñoom ñaar face à face muy choc bu metti ndax li ñu jàpp mooy minicar bis bi nga xam ne moo jóge woon Touba moom nga xam ne yebul woon kenn moom li mu doon daw bari woon na lool ci li ñu wax donc loolu moo indi méttitu accident bi nga xamee ni daanaka minicar bi moom ñi ci nekkoon ñëpp a ñàkk seen bakkan muy lu métti nga xamee ni rek métti lu nañ ko gouverneur bi di sàkku ci ñi nga xamee ni ci ñooy chauffeur yi yore oto yi ñu gën a def ndànk ànd ak dal ndax teel na lool fi mu toll nii màggal gi daanaka tàmbaleegul waaye choc bu mel noonu moom fii ci diwaanu Louga mos ñoo jàpp bu méttee noonu donc ñuy ñaan ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi yore oto yi di daw ñuy reposer ngir gën a mën a ànd ak seen sago mën a tegu ci yoon wi te bañ a jiital seen intérêt loolu la nga xam ne ni mooy appel bi gouverneur bu Louga lancé. Fall gërëm la muy appel bu am solo mu doon àddu ci tiis woowu accident bu métti boobu ñaar fukki nit ak juróom ñàkk ci seen bakkan ci suba tey ji ci boori 7h minibus ba jóge woon kon Richard Toll Ndar jëm Touba ak beneen car bu bawoon Touba lu miti Touba googee nag bu ñu fa suuxee dugg foofee bari na waaye politique yoo xamante ni jamono ji ña nga fa Idrissa Seck njiital parti de mi moom ma nga ca Touba foofee daje na fa ak kilifa diine yi moom xamle na ni nag ci lu jëm ci wàllu actualité politique bi bëggu ci wax jamono yi waaye nañu ko déglu fan yi di ñëw dana yëkki ay kàddoom wax na ak suñuy ndaw foofee ñu teewlu ko. waxuñu ci tolluwaayu réew mi man dama ñëw rek pour ziar indi sama ziar sàkku ñaanam ci mission bi nga xam ni bëgg nañ koo doxal Sénégal. ñoo gisee tolluwaayu réew mi. waaw dama wax ne tey incha allah duma ci àddu damay xaar ba yeneen jamono dinaa ci waxtaan ak yéen ci lu yaatu ndax maa ngi wër biir réew mi te wër boobu sotteegul incha allah dinaa jokkoo ak yéen. bu dajee kon dana jokkoo ak gaañ yi maître Abdoulaye Wade ma nga ca Touba moom moomee fi doon jiite réew mi profité kon ci nganam googu ngir jaajëfal militant yëpp ci kanamu ki yor kàddu ko xalifa général kulli murit maître Abdoulaye Wade wax na delsi na ca yéeneem ca Touba Pape Fara ñi ngi Thierno Laurent Mendy. njiitu réew mi woon maître Abdoulaye Wade ñu teeru ko teeru bu rëy ba mu jugee héliport ba yegg ca grande mosquée ni ñu ko tertee nag nekk lu rëy ci moom jàpp ne ndam li ñu mujjee am ci élection législative yi li nu mel dinañ def lu ne ba duñ ko ñàkk. ma di la xamal rek ni ñu ngi gërëm yàlla ak Serigne Touba bi nga xamee ni gagné nañu Touba ci élection yi ne bu mu génn suñu loxo mukk ne bu mu génn ci suñuy loxo ne loolu la ñuy ñaan ne pour nag loolu mën a am war nañoo liggéey lu ko jar nag moo tax ne mi ngi gërëm nag nit ñi ko teertu
maître Abdoulaye Wade tamit ne am na projet ngir yàññalaat bu baax dëkk bu sell bi di Touba Mbacké rawatina jumaa ju mag ji. waaye bu ma ko yàlla maam ne li ma def Touba dinaa fi def lu ko li ñu war a tracé yoon yi ñu war a tracé waat ba mu nekk biddéew centre biddéew bi nekk ci jumaa ji. ki yor kàddu xalif général kullu murit di rafetlu bu baax a baax boobu la ngan tamit di fàttali diggante Wade ak njabootu Serigne Touba. ne ku dégg li nga fi wax rek dara xam ni wax nga waxi xol ni nga daa waxee ne dara soppiku fi ne li nga wax ci yéen itam loolu mooy li ñu mës a xam ci yow ne loo jàpp ngir yàlla bu dee dëgg dara mënu ko soppi moo tax na nga daa waxee démb ak bërki démb ak ni nga waxee waat tey dara soppiku ci. ki fi nekkoon njiitu réew maître Abdoulaye Wade jàpp ne di ko wuti ci réew mi dina def lu raw ci dëkk bu sell bi di Touba la fexe ba mu jëm kanam. Fafara yi ñi nga kenn ci ñooñu yebal kon ca Touba ci tertu maître Abdoulaye Wade ak bi ko kër kaddu ko sëñ bi doon dalal Serigne Bass Abdou Khadre keneen ku fa nekk ci langue politique gi Abdoul Mbaye profité na moom ji talakt ca demam boobu waddu ci leen loo xamante ni bokk na ci li ñuy waxtaanee fii mu di kon mbiri Khalifa Ababacar Sall mu jàpp ni débat bi ci boppam fi ñu ko yóbbu du woon foofa it du woon it li gën Chérif Dia moo tataan ay kàddoom. C'est un débat triste parce que les questions de droit sont... mbirum Khalifa Sall moom lu ma ñaawlu la lu triste la xëy na mbirum droit am na ci wante daal mbirum politicien it ñàkku ci Khalifa Sall man mi xam naa ko dem naa seeti ko ca kaso ba li ma koy xelal lekk mooy mu roy ci ku teddee ni Serigne Touba ban ko fi doon bundu xataal ak tamit fi mu mujj ñii bundu xataal Khalifa nag ñoo mën na ñoo leen méngaleeg am Firawna nam doon def ca jamono yonente Yàlla Moussa ak tamit la ca mujj. Il y en a eu à travers les siècles. Eh bien, celui-là est là et demain quelqu'un d'autre viendra. moom ministre de l'intérieur it ma nga woon ca Touba foofee yëkki na fa ay kaddu dellusiwaat ci li nga xamante ni moo di disposition yi muy jël ngir wàllu karange ministre Aly Ngouille Ndiaye xam ne daal ni lépp lu di matukaay danañu ko tekk ba aar ñi nga xamante ni ñoom ñoo dem ca dëkk bu sell bi mu soxal màggal gi Modou Mbaye moo ko talal micro. waaw ci màggal gi xam nga président Macky Sall li mu réalisé ci Touba ci 2012 ba nekk ni wàll wu ne. amul benn régime bu ko ci def amul benn régime bu ko ci def muy réalisation yu am solo ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu tali te actuellement fii may wax ak sax Touba est en chantier donc loolu lépp nag bu ñu koy def certes pour que Touba maanaam lépp gën a mën a jaar ci yoon waaye rawatina nag màggal nga xam ne gii Touba day jël ay millions nit ñu yokk ci la fa dëkkoon donc loolu ñi ngi ci. te am nañ yaakaar ne aussi yàlla danañu suturaal ba ñu am màggal boo xam ne bi du am benn problème en tout cas loolu mooy suñu yéene boobu ba léegi nag ñoo nga fa di def ay réglage mais yaakaar naa dans l'ensemble tout se passe bien. nangoo ko teguwaat tuuti ci yoon wi ak waajtaay màggal yi la Touba garage yi ni ko gaañi songe ngir xoolaat oto yi lépp lu ci doon wàllu jafe-jafe ñu lijjanti ko kon laata ñu dem Aminata Mbaye Sow ak Jafara Ba ñoo ñu defal reportage bi. boo jubee ci garage bi lee ay oto yu rang ñoom ñëpp ñu ñëw ngir ñu defal leen ay visite seeni borom ñoo leen andi file ndaxte dañuy waajal yoon ngir dem ca màggalu Touba. parce que oto bii nii ma war a liggéey nii comme loolu moo ko dal dafa bëgg a dem mais nee na ma xoolal ko Touba lay dem waaw dafa bëgg a dem màggali mais nee na ma defar ko entretien bala am moo dem. borom daf ko indi day dem màggal dafa bëgg a dem màggal Touba dafa ñëw pour ma defar ko entretien bi xool organes yi. arrêt d'huile moteur yi seen xool na oto bi ndax lu chauffé xool lumière ak éclairage ak tout ça pour vérifier ko balaa muy dem quoi. booy seet longue distance fii ba Touba dafa sori ak tàngaay bi ak daw beeg yoon beeg tali bi li gën mooy nga ñëw andi sa oto ñu xool lépp li ci yàqu ñu defar ko balaa ngay dëgmal yoon bi. Dakar Touba doon yoon wu gudd lool teg ci embouteillage yu metti loolu waral boromi oto yi dañuy faral di ñëw ci mécanicien yi ngir ñu xoolal leen lan moo doxul ak lan moo jagadi ci seen oto balaa ñuy jël yoon wile. am na moto yoo xam dañuy manqué huile
am na da ngay xool daal entretien daal auto entretien moo ko yor xool plaquette yeeg frein yeeg ndax frein yi mi ngi jàpp bu baax parce que longue distance la. période bi ñu toll nii anomalie yi ngay gën a remarqué mooy oto yi période bi day chauffé parce que suñu climat bokkul ak climat européen Sénégal dañoo war di bàyyi ne jël oto adversaire yi taal clim daw plus de 100. xool lépp oto bi lu ci yàqu rek bu fekkee lu ñu mën a changé la ñu changé ko bu fekkee lu ñuy defar la ñu defar ko. ci garage bi nag ay oto particulier lañ fi gën a nemmeeku ñu ne bu ñu ñëwee ci garage bi lee dañ leen di xoolaatal seen pièce xool li ci bon ak li ci baax balaa ñoo dem màggal ak Touba. ay particulier nag ñun ay particulier la ñuy gën a liggéeyal. ñu yëkkati oto yi rek ñu xool seen côté organe ak côté amateur yeeg moteur bi yëpp ñu vérifié waat def entretien quoi. xool moteur bi ndox bi ndax manqué wul ndax huile bi manqué wul xool suspension ndax plaquette yi jeexul pneu yi ndax jeexul aussi. at mu ne bu ñuy waajal màggal gi lee ay embouteillage yu bëri dañ ko nemmeeku ci yoon wi jëm ci dëkk wu sell wi lee loolee waral yenn dawalkatu oto di teggi moonte loolu nag balaa nga ko def faaw sa oto dëgër ba pare tamit pièces yëpp nekk en état. Aminata Mari Sow wax lu jëm ci grève concessionnaire yi ñu ngi koy yëkk bu baax ci biir koñ yi fii ci Ndakaaru fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo jël dogal ajuma ba léegi dakkal lu jëm ci seen liggéey la nga xamante ni moom moo di roñu mbalit moom dañu koy tegandi suuf ba keroog ñuy jot seen i koppar arriéré yu ñu xayma mu toll ci juróomi milliards ci suñu xaalis waxtu wee askan wa ña ngay toog di séntu xaar de xool nu ñuy def ak mbalit mi mu sangam. ay polu mbalit yu ñu rangale ci buntu kër yi seeni borom di xaar ba tey ñëwub camion yi leen war a jël si tax ba ñuy naqarlu li ni mel wante teewul ñu nangu la ko waral. yëg nañ ko bu baax bu yaa xool fii gis nga mbalit mi ni mel waaye nag ñiy liggéey man contrôle ma leen de parce que kuy liggéey ku ne yor sa kër weeru dundal sa njaboot bu weer dee da nga ko war a fay. ñàkk respecté ñi koy def rek te ñooñu la ñu waroon gën a fay. ñi yor oto yi war nañ leen fay pour ñoom ñuy mën di fay ñële nañ leen fay. état bee ci war a teg loxoom bu baax gis nga lii fii rek la am man mii di wax ak yow Italie laa nekk waaye loolu fa am ñi xam nga lañ ñu gën a fonk ñuy liggéey ci mbalit mi lañ gën a fonk ñoo gën a doon soldu. ab décor bu ñaaw loolu doon li juddoo sib grève fukk ak juróom-ñeenti concessionnaire sumb ngir ñu fay leen seeni xaalis. boo demee bu amatoo moyen pour jënd gasoil doo fay sa ñu lay liggéeyal loolu amatul sens quoi. moo tax ñoom ñu taxaw parce que 6 mois tamit dafa bëri. nit su liggéeyee ba weer dee da nga ko war a fay parce que concessionnaire aussi ñoom it dañoo am ay employés dañoo am ay liggéeykat yooyu ay pères de famille lañ tey genn wàll gi yëpp liggéeytuñu parce que il y a des problèmes ñun aussi dama koy xoolee suñu bopp bu technicien de surface aussi bu ñu leen fayalee aussi dañuy banque suñu loxo mbali mi ay jinne jëluñu ko ay nit a koy jël. lu tolloog 5 milliards ak lu teg yu ñu leen ameel ay problème mu budget yu waral saa su nekk grève ngir yëngu ci forum mbalit bi sax am jiixi jaaxa ci lu jëm ci seen i mbir. tey dafa mel ni la ñu liggéeyoon ci ñaari at ñu ngi koy bëgg a yàq ci benn fan loolu yëpp mooy éternel recommencement bi am ci nettoiement bi ak aussi politisation bi nga xam ne moo am ci secteur bi secteur yëpp voté nañ leen seen budget respecté nañ budget bi mais mbali mi rek ngay gis ñu voté budget dafa mel ni ay teefanke ñoo ñuy gérer dafa mel ni ñoo xam ne nii l'argent du contribuable sénégalais moo leen arrangé catu dëkk bi arrangé wu leen ou bien ñu mettre technicien ci ay conditions yu baax arrangé wu leen ñun nag ay liggéeykat lañu la ca concessionnaire nag du ci technicien de surface yi. si secteur bi yëpp la il faut que ñu xoolaat ko parce que lii du dem quoi bu ñuy paree après ñun bu ñu amelee bu ñu lewit bu jotee bu ñu fay ñun ñu arrêté. Alilo moom tey mu ngi liggéey si yenn mbeddi Médina wante li mu jàpp moo di li waral grève concessionnaire yi lu ko raw si problème ñoom liggéeykat yi ñu ngi koy jànkonteel tax ba muy ñaan ñi ko sekk jox gëdd ñi liggéey si wàllu mbalit mi. suñu élément yi dañuy fay ko sax dañuy jooy ba sonn parce que liggéey bi dafa metti. ngook liggéey bi dafa métti kenn ci concessionnaire yooyu mi ngi ci plateau bi Issa Seck la yoo Issa ma dellu nuyu la. jërëjëfati maa ngi lay fay madame Guèye. rafetlu teewaay beeg disponibilité bi. waaw gannaaw balaa ñoo jublu ci waxtaan bi sax damay profité ci occasion bi pour jaale famille yooyu am ay tiis si yoonu Touba bi ñaar fukki nit ak juróom-ñaar dafa metti ñu ñaan yàlla na yàlla baal ak yàlla na leen yàlla baal. ñooñu ci ñàkk seen bakkan di ñaan yàlla it mu yombal yoon bi ci li des ba sénégalais yi mën a dem ci jàmm ñëw ak jàmm lu mu gën. amiin
alors gannaaw loolu li nga ma laaj yaakaar naa ne élément bi ñu gis léegi wax na lépp en fait li am mooy effectivement juróom benn weer a ngi nii ñuy liggéey amuñu payoor parce que maanaam budget bi dafa jeex bu ñu jàppee depuis avril fin avril amatul xaalis pour fay li des ci mbalit bi li des ci liggéey bi fii ba at bi jeex muy presque boo ko seetee 8 mois yu nar a manqué xaalis déjà donc 6 mois yi ñu manqué ça fait 5 milliards et quelques donc déficit bi dina egg sax 6 milliards 5 milliards et quelques déficit bi dina egg 6 milliards et quelques bu ñu eggee fin d'année loolu nag effectivement du dañoo grève parce que dañoo mënatul dañoo dem ba di góorgóorlu di jéem di yaakaar ne état bi dina def dara ci diggante bi ñu dem ba fii mënatuñu dem ñu dal di am ñenn ñi taxaw ñenn ñi ñu ngi continuer sax di jéem ba peut-être fii ak ay fan. ndax dara dina am. mais nu mën a demee Issa que budget bi di war a manqué ci loo xamante ni dina def par exemple juróom-ñetti weer ci at mi xanaa budget dañ koy xool lijjanti ko lii fii la war a dugg ba année bi quand même. voilà foofu la mbir mi nekk parce que du lu bees si système bi damay jàpp ne depuis que man depuis ñaar fukki at ñu ngi ciy liggéey at bu jot day am déficit mais xam nga damay jàpp ci gàttal rek lenn rek la mooy que. dafa am mbir dafa parce que budget lan la da ngay am ay recettes yooyu équilibré ak ay dépenses fii dépense bi chaque année day yokku parce que dépense bi mu ngi dépendre ci tonne bi ñaata tonne la ñuy war a collecter ñaata tonne la ñu war a collecter mu ngi dépendre ci population bi chaque at ñaata lay toll ku ne xam na ne population Dakar raw ci ñëpp at bu jot mu yokku 4 ba 5%. 4 ba 5% yooyu day yokk 4 ba 5% ci tonnage bi. donc war a yokk 4 ba 5% ci budget bi ko war a couvrir waaye budget bi dafa taxaw benn place chaque année noonu la ñuy def depuis 2010 la ñu fixé budget bi mu taxaw benn place léegi nag tonnage bi moom dépense bi moom day yokk. mais loolu yëpp concessionnaire yi waroon ngeen ko wax. waxtaan ak ñoom. loolu yàgg nañ ko wax du sax la woon mais loolu ni ñu koy gérer boo amee un problème dynamique. da nga koy gérer avec une solution dynamique waaye un problème bu nga xam ne dafay dox ki ko war a ànd ak moom équilibré ko dafay taxaw loolu ñëpp xam nañ ne mënul dem boo seetee. mais état lu mu leen jox comme lu mu leen jox comme lay ci ñàkk a yokk budget bi bëgg a taxaw. waxtu boo xamante ne loolu c'est que dañu ko toogul yittewoo ko rek parce que techniciens yi nga xamante ne ñooy def budget yaakaar naa ne xam nañu boo xoolee tey courant bi boo xoolee ndox mi. at bu jot ñoo ngi def ay investissement te duñu taxaw parce que xam nañ ne bu ñu deful investissement mu manqué mais mbalit noonu la boo deful boo yokkul sa loxo dëkk yëpp noonu lañ koy gérer budget 2018 mënul dem budget 2019 budget 2019 mënul dem 2020 fii nag dañuy taxaw budget bi 2010 dañ koy fixé ñuy daw ba tey ñu ne léegi bon nañ ko yokk defaat ko 2014 millions taxaw foofu mais moom mu ngi continuer di dox da ngay dawaat ba jékki-jékki mu taxaw la parce que 2 milliards 5 la woon ay 2000 ay 84 temps wu SIAS ñu taxawal ko foofu ba entreprise yeeg daanu parce que looloo ko waral. SIAS daanu ñu dem ba 2000 ñu ne bon nag léegi 5 milliards la laaj nañ taxaw 5 milliards ñu demati taxaw foofu bële mu ngi dox di dem. mu bàyyi ko fa mu demati ba ñu jékki indiwaat 8 léegi ñu ngi ci 10 bu ñu continuer di doxalee noonu du fi mas a jóg. problème bi noonu lay continuer alors dañu war a am un budget dynamique budget ba nga xam ne dañ koy fixer ci en fonction ci démographie bi ni muy doxee loolu bés bu ko état defee comme ni ko pays yëpp di defee mbir moomu jóge fi. mais est-ce que mën la noon profité ci seen mouvement bi wax ci ak ñoom xam leen ni il faut que ñu def lu leer ñu ngi dëgmal ni yeneen i budget yi ñu war a dugal donc indi coppite plutôt que chaque année 8 mois yoo xamante ni du ngeen jot seen xaalis askan wi téye mbalit mi yooyu tam ay jafe-jafe. voilà loolu ñun problème d'interlocuteur la ñu am actuellement UCG la ñuy waxal UCG xam na ko te def naa ne wax na leen ko tamit. ñun duñ ñu invité ñun conseil interministériel dinañ am ci biir mbalit mi kenn du ñu invité. te yéenay concessionnaire te ñu ngi ciy liggéey ba ñu gëjee woo ci waxtaan man yaakaar naa ne sax damay am jafe-jafe pour fàttaliku ko te loolu yaakaar naa ne dafa yomb daal dafa terre à terre que war nañu xam ne alors état depuis 2000 moom moo jël mbalit bi mais war na xam ne mbalit bi dafa laaj mu am un budget kii bu nga xam ne day yéeg chaque année. pourcentage la bu muy teg ci budget daaw bi ainsi de suite actuellement li tax mu nekk 5 milliards. parce que dañu dajale juróom benni at déficit maanaam déficitu 2011
2012 bu ñëwee dañ ko ciy fay bu ko defee budget boobu day départ ak déficit donc 2017 bi voilà 2017 bi dafa fay boru 5 ans yi nekk ci gannaaw bu ko defee ñeenti weer rek lay dese loolu moo indi mbir mi alors mais dafa nekk ne sax loolu waruñu yem ci loolu parce que mbalit tey dafa am lu bëri luñ ci mën a def dafa laaj tey état bi am sax lu ñuy wax budget de fonctionnement ak budget d'investissement boo investirul doo avancer. te amul benn investissement. amul benn investissement bu état bi am budget bi ñuy génne chaque année ñu ngi naan am nañ usine de collecte traitement nañ ci dëkk. waaw yooyu sax ay xalaat la yu baax mais yenn saa yi même yooyu xalaat yooyu état bi daf ciy juum yenn saa yi parce que du wax ak sénégalais yi dafay mel ni yenn saa yi ingénieur sénégalais yi fi nekk ak techniciens yi fi nekk dañoo xeeb seen xam-xam wala seen mën-mën wala seen expérience dañuy dem jëli benn tubaab mu ñëw wax leen la nga xam ne mënul sotti Saint-Louis googu ay at ci passé defar nañ fa benn centre d'enfouissement technique bi musul daw sax at mu nga fa nekk mbëbës alors que loolu warul parce que lan la nañ ko defee du noonu fañ ko war a jaar du noonu dañuy dem dugg ci schéma yi nga xam ne financement bi duñu ko mën a sax gérer parce que déglu naa démb def naa projet boobu ñu may wax ne 13 milliards la pour 30 000 tonnes et que même bu sottee dañ ko war a tasaare si biir Sénégal mais loolu Dakar bi rek c'est 900 000 tonnes par an waaw bu dee ne 13 milliards mooy doxal 30 000 tonnes bien que du linéaire maanaam mais minimum bu fekkee ne technologie yooyu nga bëgg a jëli da ngay dem ci fu sori donc du ay technologie yu adapté ci ñun suñu économie fi mu toll. mais concrètement qu'est-ce qu'il faut lan lañ war a def surtout au-delà xëy na xaalis bi ngeen di xaar. 5 milliards yi pour mën a lijjanti jafe-jafe yi ci mbalit xam naa ne du lu ñu mën a régler ci benn plateau bu mel nii loolu dama yaakaar ne président wala boog sax premier ministre mu jaral ko mu defar conseil interministériel xam ne Sénégal am na ay doomu Sénégal yu mën ci mbir mi dara yu ci xam dara mu wooñu ñu toog ñu jox ko xalaat yi effectivement Sénégal tey toll na fa nga xamante ni war na te ñu ngi wax xaw ma nu ñu ko tuddee émergence toll na fa nga xam ne dañu war a investir ci mbalit mi organiser valorisation xeetu valorisation yi am yëpp lu ñu mën a def plastique yi papier yi yooyu yëpp ay xeetu ni ñu koy defee tas ko lu ci nekk ak fa nga war a lu nekk dem fa nga war a dem loolu lu mën a nekk la Sénégal dafa fekk nag état xam ne dafa laaj alal ju méngoog li mu bëgg parce que boo bëggee sa kër aussi ngay reer a ganaar di añ ganaar da ngay jox sa jabar dépense bu ko doy rek parce que boo ko bëggee jox lu yem mu toggal la li mu am rek loolu Sénégal dafa am ambition nekk pays émergent dafa war a am ambition aussi mel ni Maroc mel ni Niger Algérie mel ni Tunisie ay dëkk la nga xam ne il y a 5 ans ou 6 ans mais ñook ñu na yemoon mais léegi dem nañu seen yoon parce que jël nañu ay dogal di doxal comme européens yi te loolu mën nañ ko def ak ay sénégalais dañu bàyyi tubaab yi fële ñu leen di indil ay solutions yi nga xam ne des fois du adapté. yéen nag lu mu ci mënti doon jàpp ngeen ni moom juróom milliards yi foog mu dugg ngeen tàmbali door a tàmbali. liggéey non parce que xam nañu ne sax état dafa yombul ci moom tey fi ñu toll nii. chaque fin de budget mu génne 5 milliards et quelques ci information yi ma am ci suba ñoom ñu ngi organiser wu pour génne peut-être entre tey ak suba. benn 1,5 milliard bu ñu séddale. bon loolu bu wéree sax ne. loolu mu ngi ci yoon te dina sotti fii ak suba ñun ku ne li nga mën a kërtiwaat sax ak say fournisseur xam nañ ne mbir maa ngi sotti. ñu reprendre liggéey bi même suba sax day mën a nekk. te duñu xaar ñu jox ñu lépp bu ñu joxee la nga xamante ni war nañ ci mën a téyaat tuuti jox ñi ñu amel. téye ci lu ñu defee suñuy carburant ak yooyu mais amul problème ñun ay sénégalais am na daal ñu ciy liggéey waxtu voilà am na ministre des finances am na information bu wér ne ministre des finances joxe na UCG tey 1,5 milliard pour mu séddale ñu ko. kon xëy na fii ak suba yaakaar nañ ne ñu séenaat ñu ci yoon bi. ñun ñàkk lu ñu ko defee rek moo tax parce que yàgg nañ leen di comprendre chaque année dañuy am 4 mois wala 5 mais nag 6 ba pare ñu ne ñu yokkaat leen ci ñaar parce que li indi mbir mi mooy. ministre bi daf ñu xaw a tëxamlu. te li mu ñu doon tëxam lu mooy lan ñun nañ ko góorgóorlu ba année prochaine ba année bi jeex maanaam budget 2018 ñëw ñu fayatuñu 8 milliards 8 mois yi mu des fa ñeenti weer. loolu ñu dawati def la même chose ñu ne lii bu ñu continuer du sotti. donc comme moom comprendrewul ñun liñ koy wax bu ñu taxawee dina xam ne mbir mi mënatul a dem. Issa Seck ñu lay gërëm di la sant kenn ci concessionnaire yi doon wax ci mouvement bi ñu sumb ci wàllu ko roñ mbalit yi maa ngi dégg itam technicien de surface yi di xaw a dànkaafuwaale naan bu ñuy noppee ñun ñooy jël loolu yëpp dana jafe ci askan wi. ñoom ñëpp war a ànd rek di màgg ci mbir mi. mbir mi ñëpp war a yëg ne dafa population yi dañ leen war a mën di jox ay poubelle
comme ni ñu koy defee Europe du population yi ñooy jënd poubelle yi gouvernement bi en fait ki yor mbalit bi moo xam mairie bi la wala état bi la mooy jënd yëpp nit ñi nag dañuy joxe ay taxes yu mën a permettre ñu financer ko mais dëkk bi dafa laaj tuuti volonté politique pour organiser ko loi yi ñu ci war a doxal ñu doxal ko système de financement bi ñu lijjanti ko lépp ñu lijjanti ko te loolu sénégalais yi mën nañ ko defal seen bopp day fekk rek gouvernement bi wóolu sénégalais yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom solution am jaajëfal la bu baax Issa Seck concessionnaire moom la ñu amoon gan ci xibaaru digg bëccëg bi doon wax ci kon woto yi dawul ajuma ba léegi nguur gi war leen a jox juróomi milliards ngir kon ñu xaw a mën a tàmbaliwaat liggéey bi gërëm ko bu baax ndax nañ ko waxee woon sànq foofee danañ am benn usine de collecte et de traitement ci wàllug mbalit mi capacité bi 30 000 tonnes at mu jot fukki milliards ak ñett la ñu ca dugal boobee programme ay partenaires français ña nga ca biir Ousseynou Diop la ñu fekk ji ca Ndar. commune bu Saint-Louis ak ay partenaires internationaux ñoo taxaw ngir lu jëm ci wàllu mbalit mi ngi nemmeeku ci diwaanu Ndar géej ñu mën ko fi jëlee rawatina itam jàppale centre d'enfouissement technique bi usine bu yees lañ fiy amal boo xamante ni at bu ne dina mën a rënk lu toll ci fanweeri junni ci ay tonnu mbalit. et yàlla defal ñu sutura vraiment ñu am li ñu doon wut ak li maire di xaar léegi nag projet bi fi mu toll nii dañ nekk ci waxtaan ñëw nañu proposer li ñu bëgg a andi pour mairie bi dina waxtaan dina toog gëstu ak des services techniques de la mairie. usine boobu ñu war a amal ci diwaan Ndar géej sax dina tax mbalit mi doon jaaxal askan wi ñu mën ko faagaagal. ñu mën a boole suñuy doole pour collecte bi mooy ramassage mbalit bi ak yóbbu ko ci usine bi mu traité ko. programme bi dinañ ko mën a yaatal ci yeneen dëkk yu mag yi nekk ci région bu Saint-Louis ngir mën leen jàppale fu ci mën a Rosso Béthio waaye bu ñu dégloo kàddu doomu Ndar yi région bu Louga sax mën nañ ko ci jàppale. tey buñ ko installé li ci am solo mooy au-delà régler problème mu traitement des déchets bi usine bi technologie bi suñu partenaires yi indi usine bi déjà dafay produire électricité mais technologie bi ñu am bi nga xam ni Institut national du pétrole bu France ak Institut national de recherche agronomique bu France ak système des Nations Unies pour le développement industriel ñoom ñëpp ànd nañ d'accord ni technologie bi dañ ko war a développer en Afrique. usine boobee ñu war a amal ci Ndar géej dina mën a participer itam ci wàllu énergie bi nga xamante ni Sénégal da koy soxla waaye tamit ñu gën a mën a soppi xar kanamu centre d'enfouissement technique bu Ndar bi nga xamante ni ay tonnu mbalit ñoo fa ne. ci cahier de charge bi mairie bi di liggéey ci la ñuy wax li mu bëgg ci CET bi ak li mu ci nar ak liñ ci war a def. ñun ba ñu demee xool nañ CET bi ni mu tëddee ak li fa nekk moom nañu wax ñu ne am nañ matière première bu fa nekk boo xam ne mën nañ commencer liggéey ñun dañuy yokk suñu participation boo xam ne produire énergie boo xam ne dañ koy jaay Senelec. projet bi nag ci Afrique de l'Ouest benn la fii doon koppar yéen ci war a dugal toll na ci 20 millions ci ay euros. ñu yëngu ci wàllu phytosanitaire fële ci kon ndax ñoom travailleurs yooyu am nañu ay jafe-jafe seen i payoor ñoom it la ñu gis ni waxtu wi moom moo leen indil li nga xamante ni moom moo leen di dund moom la ñuy dund ay blocage ci wàllug prime wàllug logement yooyu yëpp bokk na ci loo xamante ni problème la ñu koy dund ñu waxtaanee ko ci seen congrès ordinaire ba ñu amaloon ki ñu ciy déglu El Hadj Matar Seck secrétaire général adjoint travailleur phytosanitaire ci micro Salif Sow. am solo lool ndax ñun ñooy aar gàncax ku ne xam na ni boo xaajee réew mi maanaam ñi ko dëkkee ci téeméeri xaaj juróom benn fukk yi yëpp dañuy yëngu ci mbéy te mbéy moomu dafa doon loo xamante ni ñun DPV jamono bi nga xamante ni béykat bi dugal na jiw bi ci kaw suuf ba keroog mu koy jëndee tool yi ñun dañuy taxaw pour aar loolu gunóor yi bañ koo yàq ak xeetu ruur yooyu ba ci picc yi fee ca waalo maanaam ceeb bi ba Casamance ca Anambé kon liggéey boobu damaa yaakaar dafa doon liggéey boo xamante ni koom-koomu réew mi loolu pàcc yi njëkk la ci bokk. moo tax ñu yaakaar mérité nañu maanaam ay payoor ay traitement yoo xamante ni ay toppatoo yoo xamante ci wàllu nguur gi ñëw ci ñun. sunuy salaire néew na. sunu nekkin des na. salaire u enseignant. ak salaire buy soog a démarrer. ak salaire u technicien buy doog a démarrer fii ci sunu secteur bii ñun fii. ci statut bi ñu nekkee ñun comme étant des CDI ici boo ko xaajee ñetti paaj benn paaj bi moom lay xaw a méngool bokk na ci point yi nga xamante ne ñun dañuy liggéey ci poson donc dañuy bëgg
ñu am prime d'intoxication. nangook bëgg ko xoolaat seen situation ñoom ñoo ñee di yëngu ci lu waar gàncax gi ca Linguère jaww ñu dénk biir réew mi jël na kon téeméer ak fanweeri attestation d'assurance jox ko ña fay dawal moto Jakarta yi nee na après màggal gi daal danañu tàmbali sax ay formation ngir ñu gën a maîtriser lii di code de la route waaye it ñu am ay permis moom Aliou Ndiaye Modou Mbaye la jokkool. ci biir campagne électorale bi dañu daje woon ak ndaw yi nga xam ne yi dañuy dawal moto Jakarta di ci def transport ñu ne leen woon dina leen jàppale bu ñu leen jàppalee da ngeen mën a am ay assurance am plaque d'immatriculation ci seen moto yi donc loolu la ñu waxoon moom lañ doon dëmmal tey déjà am na ku ma sant mu toppatoo rapidement procédure immatriculation yi assurance yi moom am na parce que assurance moom boo ko amee numéro châssis bi rek mën nga ko def donc def nañ ko et puis wax xale yi que ne man fayal naa leen assurance ñetti weer maintenant ñoom nañ commencé nag préparer ñetti weer yi di ñëw kenn ku ci nekk boo dawoon bés bu ne nga jël ñaar fukk ak juróom denc ci condamné balay ñetti weer yi mat da nga am loo fay assurance ñetti weer donc loolu laa leen di expliquer yaakaar naa ne comprendre nañ ko te dinañ ci dem comme ça bu ñu demee ci loolu li ci des aussi lépp looy mën a jàppale parce que dañ ko def activité principale pour ñu gën a mën a ñoŋal seen liggéey danañ ko def. Mangok Aliou Ndiaye ministre de l'Intérieur fële kon ca diwaanu Linguère yéenekaay yi la ñuy daal di dal. yéenekaay yi kon mujjul du mën a sotti tey jii jéggalu ci daal di rek kon gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média incha allah rédaction bi dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télé bi jërë ngeen jëf.